rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar liñ fi nar a waxtaane bokk na président Macky Sall daan na amal ñaareelu lancement li nga xam ne rek mooy travaux train express régional bi travaux yooyu nag war a duppee ci yoon buy jógee Diamniadio dem ba aéroport international Blaise Diagne ci distance su fukk ak juróom-ñeenti kilomètres loole nag dina dikkee nguuru Sénégal lu toll ko ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar lu ëpp junne ci ay liggéeykat ñu nekkee woon ca Excaf Télécom ñoo amal tey section Synpics ñoo amal tey ab ndaje seen buntu bërëbu liggéeykaay ñoom naka lu ñu ñaawlu rek mooy lu ñu bëgg a jaay chaîne boobee chaîne bii di Canal Plus naka noone tamit ñu ngi joxoñ baaraamu tuumal ne nguur gi moo nekk ci ginnaaw mbir moomee jamono ji seddaay bi bari lool fii ci Ndakaaru tax na sax ñenn ci askan yi sax duñu nangoo naan ndox ñenn ñak ragal ngir rek sàmm seen wér-gu-yaram dañuy naan lu bëri loole mun na leen indil lu baax ci seen wér-gu-yaram di ngeen dégg kaddu docteur Diallo nekk médecin ca sami municipal xibaaru tàggat yaram ak xibaaru bitim réew moom la ñu ndar kay yi la jotaay xibaar léegi-léegi yaatal ñu leen di dalal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa xibaar yi comme ni ñu ko waxee ñu dooree ko ak wàllum élection législative yi tey ji naka la ñu daal di ubbi bureau yi ak fi nga xamante ne rek foofee ngay dem pour ngir mun a am tàmbali nañ ko tey ji altine ba le 31 mars nag ab weer la boo xamante ne képp koo xamante ne da nga bëgg a changer fi ngay voté wala nga bëgg a am carte électeur na nga dem ci mairie yi ak ci commission yi nga xamante ne daal nañ ko fa teg fii ci Sénégal ak fépp foo def naka noonu boo nekkul Sénégal bitim réew na nga jege ambassade yi nga xamante ñoo teewal Sénégal ca gox ga nga nekkee coalition Yewwi Askan Wi daal nañu jógoo takku defaat comme niñ defoon ci élection locale yi ña nga mobiliser seen coordinateurs yi ngir ñu jàppale ñi nga xamante ne dañoo pare ngir bokk ci élection législative yi juñoon naa leen ko ci boppu xibaar yi président Macky Sall daal na amal ñaareelu lancement yu soxal travaux terre yi ci samedi bi ñu weesu travaux yooyu naka soxal yoon bi war a dem jóge Diamniadio ba aéroport international Blaise Diagne loole nag distance mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeenti kilomètres war a dikkee nguuru Sénégal lu toll ko ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu duppee ci président Macky Sall nee na loole nag dina indi ñoŋ ci côté boobe waaye tamit dina yombalal askan wi dem beek dikk bi ci lu soxal wàllum aéroport international Blaise Diagne jamono jooje nga xamante ne lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards te suñu koppar moom la ñu a def ci distance bu gàtt boobu askanu Sénégal nag yéen ci yàbbi ñenn ñi gis ne nee na am na leneen lu gën a priorité li nga xamante ne rek mooy terre boobu ñu seetaan reportage Ousmane Niang. phase 2 bu terre bi nguur gi na mun a ko yeggali Diamniadio ba AIBD phase 2 bi nag war a nekk ci ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar mais ñu ci bari ci askan wi bu ñu déggee milliards yu bari yi mënuñu ko comprendre ndax li ko waral mooy gis nañ ne ndaw yu bari dañu am ay jafe-jafe ngir amum xëy waaye tamit am ngéej lu ñu lekk mbaa lu ñu naan. waaw man dama yaakaar ni président de la république Macky Sall gisul jafe-jafe yi nga xamante ni moom la xale yi di dundee parce que fii boo xoolee gune yi amuñu liggéey yenn saa yi da ngay gis sax ci événement politique yi xale yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci kanam dañu ñàkk liggéey amuñu lu ñu lekk dañuy xiif mais tey bu ñu gisee xaalis bii nii koppar gi nu mu takkoo ñu koy def ci wàllum terre bi man dafa may jaaxal lool dafa may jaaxal je pense que ni kon moom xamul population li nga xamante ni moom la ñu yëg moom président de la. ginnaaw loolee dañuy desandi rek ci wàllum soxal université Cheikh Anta Diop de Dakar ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee ci samedi bi nag ñu doon amal cérémonie d'hommage ki nga xam ne rek moo nekkoon professeur Iba Der Thiam te mu génn àdduna moom nag ginnaaw bés boobu jàpp na ne nit la woon koo xamante ne xam-xam màccoon na ci wàllum histoire politique noonu sax moo tax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Mondaw inspecteur général de l'éducation moo nekkaat tamit chef de département bu histoire géo fële ca université Cheikh Anta Diop de Dakar moom nee na rek Iba Der Thiam nag bàyyi nañu loo xamante ne tey jii buñ ko daal di utiliser rek dinañu jëriñ ñu leeral yi ak ki nga xam ne mooy Ousmane Niang.
livre bi nga xam ne dañu ko duppee mélange offert au professeur Iba Der Thiam dafa nekk livre boo xam ne ay fanweeri gëstukat nekk ay sénégalais africains ay européens ñoom ñoo dajale seeni xam-xam ngir rendre hommage ki nga xam ne mooy professeur Iba Der Thiam. livre bi nag mi ngi toll ci 633 pages am fanweer ñoo xam ne contribué nañ ci. Iba Der Thiam nag lu tax ñu koy rendre hommage dafa nekk koo xam ne bind na histoire du Sénégal waaye tamit bind ci ku mel ni Lat Dior, Maba Diakhou Ba muy ñoo xam ne dañoo tax woon ngir siggil der bu ñuul la. Iba Der Thiam mu nekkoon tamit koo xam ne panafricain la siggil réewam siggil tamit der bu ñuul. jërëjëf Ousmane Niang ñu waxaat ci leneen soxal annonce bi nga xamante ne kii di ambassadeur bu Ukraine nekk fii ci Sénégal moo ko daal di amle woon ci réseaux sociaux yi nee na rek pare na ngir jël ñi nga xamante ne ay volonté lañ ñu jógee Sénégal ñu yóbbu leen ci Ukraine ñu jàppale xeex ba fa nekk. loolu nag ba ko ndaw yu bëri déggee ci réseaux sociaux yi dañoo daal di dem rek inscrire li ne mel nag tax na ki nga xam ne moom lañ denc ci wàllum affaires étrangères di ministre bi daal di convoqué ginnaaw loolee ba mu génne ki nga xam ne mooy ambassade bu Ukraine bi nekk fii ci Sénégal finalement sax daf ko mujjee daal di génne loole nag ñu samp laaj bi ne ana lan moo tax ndawu Sénégal léegi nangootuñu toog fii ci Sénégal reportage Kassoum Sivali. ñàkkum xëy sonal leen ndaw Sénégal yi ñoom ñu ngi wut par bu nekk ngir mën a génn ci loolee nga xamante ni mooy leen di indil ay jafe-jafe boobee situation lu ko indi mooy li nga xamante ni mooy métier yi fi am fi Sénégal dundalul ki nga xamante ni moo koy liggéey loolee la mécanicien bi daal di wax. nguuru Sénégal dafa def lépp lu mën ngir ndaw bu am liggéey ci benn wàll mën cee gis boppam mécanicien bi woyal di wax. dafa fekk ni ndaw Sénégal ñoom amatuñu yaakaar ci seen réew loolee tax ñu daal di wuyu li nga xamante ni Ukraine daal na ko def ngir bëgg a recruter ay jeunes loolee la ki nga xamante ni moom mooy commerçant bi daal di wax. mettitu réew mi moo leen tuddee ndax daanaka Sénégal moom dañoo dee ba pare di dox ñu dee di doxal dee ba pare nag mu dee kii dem rey boppam ci biir géej boo xam nga ni dee na ba pare comme kii dem rey boppam jaaxal ko loolu yëpp la dara ñoru leen ko mettitu réew mi donc ak bëgg a tàggoo mettit moo leen tuddee mais du loo xamante ni lu leen ñor parce que ñoo ñëw te guerre ba xam nga dara ci gënu leen mais nan génn réew mi man mii wax ak yow sax bu ma mënoon a génn réew mi damay génn réew mi bàyyi dem feneen. ci réewum Sénégal ndaw ñi amul liggéey daal di bëri lool loolee mooy tax ndaw yi nga xamante ni ñi am liggéey daal di néew lool ñi nga xamante ni mooy ndaw yi ñàkk liggéey ngi ñu dugg ci milieu professionnel bi nekk lu jafe-jafe ci ñoom loolee moo waral ñu bëgg a génn réew mi ci boor bu nekk loolee bokk na ci li nga xamante ni moo koy firndeel ci recrutement yi nga xamante ni réewum Ukraine daal na ko bëgg ba lu toll ci fanweeru ndaw ak juróom-benn daal di soon bindu état bu Sénégal jël ndogal ne loolee du fi amee ñu jàpp ni ci loolee nga xamante ni mooy ñàkkum xëyum ndaw ñi état bu Sénégal responsabilité am jeex na ci tàkk te loolee mu ngi kon ne di wéy boobu ba léegi. Kassoum Sivali mu nekk loo xam ne doy la waar jamono ji liggéey moo amatul Sénégal wala ndaw yi ñoo bëggatul toog fii naka noonu tamit kenn ku ne bu ñu gisee fu ñu mën a gisee seen bopp rek dañ fay dem ñu waxaat ci leneen lu ëpp junne ci ay liggéeykat ñi nekkoon ci Excaf Télécom ñoo amal tey ndaje foofu seen bërëbu liggéeykaay ñoom naka lu ñu ñaawlu rek mooy lu ñu bëgg a jaay seen groupe boobee Canal Plus naka noonu tamit liggéeykat yooyu ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma ne nguur mi moo nekk ci ginnaaw mbir boobee ñu teglu leeral yi ak Barthélémy Coly. liggéeykat Excaf Télécom génne nañu tey ngir naan déedéet ci tentative liquidation groupe Excaf nga xam ne Canal International moo ko bëgg a jënd ñoom nag ñu ngi joxoñ baaraam état bi di ko tuumal di ko naan moom moo nekk responsable situation bi toll nañu ñaari téeméer employé ñu nekk ci 14 régions du Sénégal tey nag dañoo mobiliser wu ngir naan déedéet ci tentative mafieuse de liquidation groupe Excaf Télécom bu nga xam ne Canal International moo ko bëgg a jënd entreprise française
sénégalaise bu nga xam ne depuis Excaf bu mu gagné marché TNT bi ba léegi mu ngi leen di indil ay jafe-jafe seen porte-parole moom nag condamné na propos yi nga xam ne benn ministre de la République Sénégal moo ko waxoon mu ne ñëpp soxla canal moom nag nee ne loolu dafa war a deñ ñoom nag ñu ngi tuumal état bi nekk responsable situation bi wante ñu ngi woo état bi mu jël responsabilité am ngir jàppale entreprise nationale bu nga xam ne Excaf la ngir jàppale Excaf nga xam ne entreprise nationale la. wax ci wàllum wér gu yaram fii ci journal bi naka noonu tamit xam ngeen ne feebar bi di cancer du col de l'utérus ak lii di cancer du sein nag dañ ko nemmeeku bu baax fii ci Sénégal daanaka boo seetloo at bu jot nag Sénégal dina wëññi lu toll 11 317 cas yoo xamante ne rek dañ koy amal loole tax sax nag ci week-end bi ñu société sénégalaise bu lëkkaloo ak ministère bu ñu denc wàllum santé bi daan nañ amal week-end bi ab ndaje boo xamante ne rek dañuy fexe sensibiliser askan wi ci naka la ñuy def rek ngir jëlee fi feebar bi laata atum 2030 édition bu njëkk bi nag dañu daal di sensibiliser ndaw yi xale yu jigéen yi nga xam ne am nañ juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñett ñu daal di vacciné wu ak daal di consulté wu naka noonu tamit ñi am fanweeri at jàpp juróom-benn at ba tegle ñoom tamit war nañu def li ni mel bu ñu sukkandikoo ci docteur Babacar Gueye moom moo koy xamle nee na nag Sénégal lu muy jot am dafa bëri te li tax ñu jóg mooy sensibiliser askan wi ñu vacciné wu wala sax ñu daal di fexe ba jëlee fi feebar bi nga xam ne mooy cancer du col de l'utérus. ñu desandi ba tey ci wàllum wér-gu-yaram mbootaay bu ëmb sage-femme yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag dañu amal niki suba ci ab manifestation ci place de l'Obélisque jëmale ba fale ca rond-point RTS jigéen yooyu nag yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi ñaawlu rek agression ak violence yi nga xamante ne moom la ñuy dund ci seen bërëbu liggéeyukaay naka noonu tamit buñ sukkandikoo ci Bigué Ba Mbodj moom moo nekk présidente bi mi ngi xam ne nag ne nekk jigéen taxuñu ñu jàpp leen di leen di torturer di leen sonal ci bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy liggéey tàmbali nañ nag grève boobee te nee na boo moytu dinañ décréter ab fan boo xamante ne benn sage-femme fii ci Sénégal di ko liggéey nee na buñ ko defee na xëy na nguur gi ak ñi nga xamante ne rek ñoom leen def ñaawteef yooyu dinañ mën a delluwaat seeni xel. jamonoy seddaay la ñuy toll jamono ji bari na ñoo xamante ne duñu sax naan ndox ndax seddaay bi am na ñenn ñoo xamante nag dañoo fonk seen wér-gu-yaram dañuy mujjee naan lu bari li ni mel nag askan wi joxe nañ ci seeni xalaat reportage Elisabeth Tine. ci jamono bu ñu nekk ni am na seddaay bu ànd ak ngelaw bu ñu seetlu ci biir Dakar naan ci ndox nag nekkul lu yomb mais waru ñoo fàtte ni que ndox mu bari daf ñu jàppale ci wàllum wóor gi yaram. L'eau est vitale et c'est la source de la vie. yeewu naan ndox dafa war a nekk loo xamante ne bépp doomu aadama war na ko taamu def ko jamono bu ñu nekk ni mu nekk jamono seddaay bi nekk lu yomb mais dañ ko war a di faral di ko jéem. Bouteille qui coûte même pas 100 francs au juste pour te rafraîchir. xëy nii su ma lekkee damay naan su ma bu dara desul ma liggéey ba waaj ba war a tëdd damay naan ndox bu bari doog a tëdd en même temps même su ma xëyee nii damay naan ndox waaw. te ndox bu bari dafa baax ci nit looy naan daan ndox nu muy bëree ci sa yaram dafa am lu muy faj ci yow mais boo manqué ndox aussi sax boo demee hôpital sax dañ la koy wax naanal ndox bu bari ndax am na lu muy faj ci sa yaram ndox bu bari day joxe wér gu yaram. ginnaaw kàddu yu duppee ci askan wi ñu déglu ki nga xam ne rek mooy docteur Diallo ca SAMU municipal lay liggéey moom tamit joxe na ay leeral ci li tax rek nit war a naan ndox dafa baax ci wérgu yaram ñu teewlu ko ci téléphone ak ki nga xam ne mooy Souleymane Soxna. kii donc saa yoo xëyee bon war na naan bon nu mu tuuti 1 litre ba 1 litre 5 par jour kooku mooy bon li mu war a jël ci journée bi et voilà su ko jël conséquences yi wala risques yi mooy bon dafay def ce qu'on appelle déshydratation maanaam dafay manqué ndox. Il y a plusieurs façons nag am na bu extracellulaire ak intracellulaire si ñuy firndeel ne que nit ki dafa manqué ndox mooy bon dafay faral di mar kooku benn la. donc deuxièmement au niveau de ces bon muqueuses maanaam bon bët yi wala bon làmmiñ bi dafay on appelle bon sécheresse justement des muqueuses et puis day indi hypotonie quoi globe oculaire maanaam. jërëjëf docteur Diallo ci leeral yooyu dañuy attu rek wax ci xibaaru bitim réew ñu dooree ko ca Niger nag ñoom ñi ngi xaarandi soldaaru militaire européen yi nga xamante ne dañ fay ñëw rek ngir jàppale leen ci xeexe wàllum terrorisme ca beneen nag teg nañ
nañ loxo ki nga xam ne moo nekkoon ancien patron des services au gradé béninois moom nag li tax ñu teg ko loxo maanaam daf doon yombalal juróom-benni Camerounais ñoo xamante ne dañoo am ay passeport fukki atu kaso nag la war a tëj ak juróomi millions yoo xamante ne dañ ko amande ca Russie lu ëpp juróomi junne doomu aadama moom lañ teg loxo ci manifestation yi ñu doon amal ci wàllum soxal wàllum guerre bi nga xamante ne am na fa li ko war a nag bañ koy amal manifestation yooyu jotuñu autorisation ñu teewlu leeral yi. xibaaru bitim réew dañ koy dooree ca Niger nag tey jii niki suba dinañ daal di gàttandu ñi nga xamante ne ñooy soldat force européen yi takku ba ñooñe nag mbir mi ñu ngi ko daal di xamle ci weer bee ñu weesu ñooñe dañoo ñëw ngir jàppale leen ci xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex ñoom ak jihadiste yooyu waaye nag mu mel ni c'est arrivé ñi nga xam ne ñooy force européenne yooyu nag mu ngi jur jeexi jaaxaat ci diggante nigérian yi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Omar Ahmedou Tiana moom nag député la naka noonu daal na yëkkati ab lettre envoyé ko ki nga xam ne rek mooy président bu français bi di Emmanuel Macron ak yeneen candidat yi nga xamante ne dañoo pare ngir nekk président foofee ci élection présidentielle bu France yi naka noonu nag ñu leen di fàttali ci novembre ba ñu weesu lu toll si ñetti ndawu nigérien nag dañ leen fàttoon fële ca Téhéran nekkoon benn manifestation bu amoon ginnaaw bi nga xamante ne convoi français yi ñu ngi fay ñëw li ni mel tax na nag ki nga xam ne rek mooy Front Parli daal di bind lettre di xam ne rek ne ndaw yooyee manifestant yu ba ñu amee nag loolee du si ñoom ndaxte soldat yooyu dañ doon ñëw rek ngir jàppale leen xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex ak ñi di jihadiste yi ñu wax ca la am ca beneen la ñuy mën a wax nag foofu ki nekkoon patron bu service immigration te nekkoon ku gradé foofu ca police yu béninois ba moom nag daan nañ ko condamné tey ci altine bi yemoo ko juróom-ñaari fan ci weeru mars ci fukki atu kaso yoo xamante ne daf koy tëdd ak amende bu toll si juróomi million ci kopparu CFA loole nag ñu ngi koy toppee ci wàllum abus de fonction ginnaaw gi nga xamante ne ñi di coup de répression ñu ngi koy tuumal ne dafa daal di yombalal ay passeport yoo xamante ne nag tegginukul ak ñetti juróom benni doomu Cameroun yoo xamante ne moom commissaire boobee moo leen ko jox loole tax sax ñu daal di ko toppee ginnaaw bi nga xam ne nag procès bi am na ñuy fàttali ki nga xam ne rek moo nekkoon directeur immigration ak émigration jamono ji ñu ngi koy jàppee pen bi nga xamante ne moo gën a diis ci pen yi moom lañ ko teg ginnaaw bi nga xamante ne dina tëdd lu toll 112 mois yoo xamante ne ci kaso bi la koy nekk ñu ngi koy toppee ci abus de fonction ba mu yombalalee passeport ci ñi nga xamante ne ay doomu camerounais la ñooñe ñu ngi ko doon bénéficié wu ginnaaw bi nga xamante ne toppee nañ ko ci loole ba tey nag kur gi ña ngay prononcé ne dañuy daal di tere képp koo xamante ne rek ñooñee nga xam ne teg nañ ne ndox ñu génn réew boobu di benn fukki at yoo xamante ne mooy kookee daf ko war a daal di tëdd ci kaso bi naka noonu tamit ñi nga xamante ne nag dañ leen a teg loxo mu nekk juróom-benn camerounais yee ñoom nee na ñëw buñ leen a joxee pen yi rek dañ leen war a dàkk ñu daal di ñibbi seen réew ñu ngi leen tegee loxo nag ginnaaw ba ñu wutalee rek di fële ca Amérique foofee nga xamante ne fa lañ doon dem loolee tax nag ñu daal di siiw ba muñ leen a teg loxo caris yu nag ginnaaw manifestation yi am lu toll ko juróomi junne doomu aadama lañ fa teg loxo manifestation ñu ngi doon opposé ginnaaw li nga xamante ne moo fa am jamono ji guerre bi Ukraine ak ñii di Russie naka noone tamit intervention bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci Russie ñooñe nag li tax ñu teg leen loxo maanaam dañ doon manifester rek te jotuñu amal li nga xam ne rek mooy autorisation ni ki démb ci dimanche bi la daanaka lu toll ci 69 villes nag yu nekk ci Russie jàpp nañ leen bu ñu sukkandikoo ci ONG OVD ñoom ñooy joxe bile xibaar ñu leen di fàttali ñooñe nag li tax ñu teg leen loxo ba tey dañu amal manifestation nag te tegguñu wu ne amuñu benn autorisation bokk na ci nombre bu gën a mag ci manifestation yooyu ginnaaw buñ ko doon amal luñ doon ñaawlu rek mooy jëlee fi lépp li nga xamante ne rek dañ leen di daal di sono rawatina guerre bi nga xamante ne mi ngi am seen diggante Ukraine ak ñi di Russie nee na ki nga xamante ne nag moo jiite woon loolu jamono ji mu ngi nekk ci kaso bi di Alexei Navalny moom nag moo daal di woo ay ñoñam rek nañu génn manifeste wu ñaawlu rek li nga xamante ne loolu lañ dund waaye daanaka lu toll si 2300 personnes moom lañ njëkk a teg loxo foofee ca Moscou ci dimanche bi naka noonu tamit ñu tegaat lu toll 1253 ñoo xamante ne ñu ngi leen jàppal ci ville bu Saint-Pétersbourg bu ñu sukkandikoo ba tey si ñi nga xam ne rek ñooy OVD info ñoom ñi nga xamante ne rek ñoom jot na ñi nga xamante ne ñu wàññi ne lu toll si 320 ci ñoom ay ndaw lañu. ginnaaw xibaaru bitim réew rek dañuy àddu wax ci wàllum xibaaru tàggat yaram dooree ko ak fukk ak ñaareelu journée de la Ligue 1 ak Ligue 2 fii ci Sénégal waaye tamit dinañ waxtaanee première journée ba la balle soxal dig mi nga xam ne moo teewal Sénégal nag dafa ñàkk ci matcham bu njëkk bi Leelari ak Momar Seck.
xibaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak fukk ak ñaaral bëccëg Ligue 1 Ligue 2 bu Sénégal AS Pikine ginnaaw ñaari ndam yu mu teglante dafa mujj dóor nag équipe bi di ASAC Njàmbur benn bal ci dara jamono ji nag AS Pikine moom moo nekk si ñaareelu place bi si ginnaaw Guédiawaye football club kon ndaw yi Massamba Cissé yooyu ñoom nag ginnaaw bu ñu teglante ñaari ndam nag dañoo yëg ci kaw podium bi résultat yi nag ni la tuddee Jaraafa moom moo dóor Mbour Petite Côte ñaari bal ci dara Jàmbaara dóor équipe bi di CNEPS ñetti bal ci dara AS Douane dafa daanu ci kanam US Gorée ñaari bal ci benn Casa Sport Teungueth FC ku nekk am benn bal Génération Foot ak Dakar Sacré-Cœur kenn dugalul sa morom dara AS Linguère dafa daanu ci kanam Guédiawaye FC benn bal ci dara AS Pikine moom moo dóor Njàmbur benn bal ci dara bu ñu xoolee classement bi nag kon Guédiawaye moom moo jiitu jamono ji am ñaar fukki poñ ak ñaar AS Pikine nekk ci ñaareelu togg bi am ñaar fukki poñ Génération Foot moo nekk ci ñetteelu place bi am nag li nga xamante ni moo di ñaar fukki poñ ci suufu table bi ñu fa gis ASAC Njàmbur ak AS Douane ci Ligue 2 bi tamit jongante nañ fukk ak ñaareelu bëccëg bi Oslo moo daanu ci kanamu Sonacos ñaari bal ci benn Jamono Fatick Stade Mbour ku ne am benn bal Renaissance bu Ndakaaru ak ñaari tali kenn dugalu sa morom dara Amitié FC dafa daanu ci kanamu Demba Diop FC benn bal ci dara Dakar Université Club moom ak Wakam kenn dugalu sa morom dara Kër Madior moom nag dafa dóor équipe bi di Port ñaari bal ci dara Walidane dafa daanu ci kanam Thiès FC ci derby bi doxoon diggante ñaari équipe Thiès yooyu ñaari bal ci benn kon bu ñu xoolee classement bi nag Walidane moom moo jiitu am ñaar fukki poñ ak juróom donte dafa am défaite équipe bi di Stade Mbour moo jël ñaareelu place bi am ñaar fukki poñ ak ñett ci suufu tableau bi nag ñu fekk fa Thiès FC ak Amitié FC addu jëmale ci basket Africa League muy compétition booy nga xamante ni mooy am fii ci Ndakaaru ci Dakar Arena représentant Sénégal bi nag di Duc dafa daanu ci bëccëgam bu njëkk digganteem ak Eslak bu Guinée 85-70 mu nekk match boo xamante ni météo na lool donte sénégalais ñoom ñoo jiitu woon ci mbir mi waaye nag bi ñu demee ci ñaareelu pàcc gi ci la nag ndaw yi parfait adjuvant yooyee ñàkk nag troisième quart-temps bi ak li nga xamante ni moom moo di quatrième quart-temps bi ñu déglu ki nga xamante ni moom mooy coach parfait adjuvant di dikk ak ñun ci défaite bi. Comme vous l'avez constaté, c'est en deuxième mi-temps qu'on a vraiment perdu le match. Surtout au troisième quart-temps, on entre mal dans le match. On nous fait un 15-0, un 15-2, un 15-3, ça ne pardonne pas à ce niveau de cette compétition. Bon, il faut reconnaître aussi qu'on avait en face une équipe quand même qui avait des joueurs quand même qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas pu scouter parce que on n'avait pas les listes, tout ça, mais ce n'est pas un prétexte quand même, c'est pas un prétexte. Nous, on a franchi surtout au niveau de la défense. On n'a pas du tout défendu, pas du tout. Un jeu qui nous met Cranford qui nous met 30 points, Miller qui nous met 12 points, Joseph. ginnaaw match bi ki nga xamante ni mooy président Basket Africa League di Amadou Galafal mi ngi rafetlu bu baax a baax anam mi nga xamante ni bëccëg bu njëkk bi demee na ko moom nag nee na dina fas yéene nag gën a takkaat jaaj yi ngir na compétition bi jeexee ci jàmm ñu teewlu ko. public bi nu ñu ñëwee fii en masse énergie bi ambiance bi amoon ci salle bi nga gis chef de l'État le président Macky Sall ñëw. dañuy continuer di liggéey tous les jours puis na si yàlla def jàmm ñu mottali li des ci tournoi bi ba le 15 mais j'espère que dinañu continuer inspirer xale yu ndaw yi bëgg basket góor ak jigéen que ñu xam ne que am na loo xam ne nii mu ngi fii en Afrique dañ ko créer pour talent wu Afrique mun ci jariñoo aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain parce que dañ ci indi artistes yeeg dañ ci indi ñi nga xam ne ni jeexalee xibaar yi ak combat Modou Lo ak Ama Baldé xam nga nag kii di Modou Lo dafa amoon ab gaañu bañ jàpp ne nag combat bi dañ koy toxal démb nag ci ab communiqué CNG dafa génne ab bataaxal di xamle ne daal combat bi gën kaa néew daañu ko nag jongante ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai atum 2022 su fekkee ne nag dañuy jox ab certificat ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo muy firndeel ne wér na. jërëjëf Momar Seck mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yu gënoon fës ñu leen di jox dig daje ba suba incha allah fii ci Time for Africa.